asalaamaaleykum mbokk yi man la El Hadji Mansour Sarr le président du mouvement ànd dooleel Fissel maa ngi leen di nuyu ñeen ñi nga xam ne yéen ay journalistes yi jógee fu sori ñëw ba fii ñëw ci conférence de presse bi ñu leen di dalal jàmm di leen di ñaanal li ngeen ñëwee nii yal na teg leen ci yoonu jàmm ngeen yegg ci jàmm di nuyu askanu Fissel ne leen ne nag il est grand temps man moom fi ma bëgg a waxee mooy li wax ni président de la République laa koy adressé ñun waa coalition benn bokk yaakaar du Fissel ñun dañoo organiser wu li ñu wax dañu ne Benno Bokk Yaakaar sauf le maire loolu la ñu wax. boo déggee Benno Bokk Yaakaar local bu commune Fissel mooy li doon force politique maanaam parti politique yi gën a significatif yi ëpp doole ak mouvement yi ëpp doole nga xam ne ay xale macha allah yoo xam ne ak i mag yàlla dénk na leen tuuti ci xam-xam ñu dëkk ci dëkk bi kenn mësu leen ci xamal dara lu ñaaw xanaa jàppale Fissel jàppale nit ñi waaye aussi engagé wu pour jëmale Sénégal kanam ñu jiite ko loolu mooy coalition Benno Bokk Yaakaar local. ñun waa coalition benn bokk yaakaar du Fissel ñun dañoo organiser wu li ñu wax dañu ne Benno Bokk Yaakaar sauf le maire loolu la ñu wax man nag ak lu mu di demee am na loo xam ne représentant ko ci parti bi ci élection présidentielle ci élection référendaire ba ci parrainage bi yaakaar naa sama parrainage yi teg naa ko ci loxo le président sama mentor Mimi Touré mu jox ko président de la République kon suñuy wax ne sauf le maire dara tax ñu wax ko man maa ne man personnellement dama ne Cheikh Tidiane Ba ne sera pas le candidat de Benno Bokk Yaakaar à Fissel man maa ko wax sinon bu fekkee président de la République moo ko jël comme candidat man damay quitté à Benno Bokk Yaakaar dem xool beneen coalition bu ma mën a dem pour ànd moom. Cheikh Tidiane Ba du nekk candidat wala su nekkee candidat ñun dajale nañ suñ 15 millions mu ngi nii donc loolu du problème 15 millions mu ngi nii dañ koy déposer loolu moo tax ñuy demander à ce que avant clôture bi ñun dinañ déposer suñ caution su fekkente ne jox nañ Cheikh Tidiane Ba ñun ñu dem suñ ñu joxe ñun ñu dem avec la bannière de Benno Bokk Yaakaar mais tout sauf Cheikh Tidiane Ba au niveau de la mairie de Fissel. mooy Fissel boo xoolee depuis 2014 ba léegi waroon naa weesu fu mu nekk nii parce que état bi ay chaque année ay centaines de millions lay verser Fissel mais mënoo koo sentir mënoo fi gis bâtiment boo xam ne lii da ngay ne lii vraiment c'est digne de son nom foyer des jeunes baa ngi nii ngeen di gis fii nii ku ñu ne 16 millions lañ fa def doo ko gëm. loolu moom nekkul nga doon entrepreneur wala leneen ak leneen mais kuñ ne 16 millions jeex na fële doo ko gëm ak leneen ak leneen yoo xam ne vraiment def ñoom métti te amuñ nuñ ko def moo tax instant bii nii ñu booloo ne tout sauf le maire Cheikh Tidiane Ba doomu Fissel yi attan nañ seen dëkk parce que am nañ jàng nañ xam nañ xam-xam te aussi am na lu fi yàlla def dama ne maire bu fi mën a nekk di nga liggéey ak sa population yi Fissel am na ay ingénieur am na ay expert en nangam am na lépp loo xam ne soxla nañ ko pour mu dox pourquoi Fissel mënta dox loolu mooy question bi ñu xam ne moo ñu boole tey ñu ne nañ fàtte suñu bopp. suñu programme ak suñu politique yi ñu bëgg a tëral dañ ko wéer ci plan Sénégal émergent parce que ñun dañoo gëm ne élection locale du élection nationale élection locale enjeu local la amee maanaam mbir njëkk bi la soxal commune Fissel ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett la. ak ay dëkk dëkkaan yu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent bu ñuy wax élection locale li leen soxal la li jokel sama rakk lim léegi maanaam jàppale nit ñi ñu am li ñuy wax service essentiel li nit di gën a soxla pour dundinam yéwén muy ndox muy assainissement muy courant muy l'école bërëbu tàggatukaay muy ay yoon yoo xam ne dina mën a tijji dëkk bi jëm ci côté Bawal wuti Touba tijji ko mu jëm nii jëm Dakar jëm Mbour waaye def ay xàll ak yoon yoo xam ne piste de protection lañ ko tuddee mu mën a jokkale dëkk dëkkaan yi fi mu ne bu tawee tey mbalam son doo fa mën a dem c'est à 11 kilomètres bu tawee tey doo mën a dem Ngoonim c'est à presque 11 kilomètres bu tawee tey doo mën a dem Mbulaxteen Seko doo mën a dem Jegeñaaw te foofu yëpp ay zone de production la. ñun Fissel yàlla dañoo baaxee di loo xam ne peut-être commune yu bari amuñu ko boo xoolee bëj gànnaar ba
jëm bëj Saalum am na vallée morte boo xam ne 17 kilomètres la boo wàqee tuuti ndox génn maanaam mbéyum noor mi dox na fi mais nit ñi dañuy béy duñ ko mën a génne yóbbu ko Dakar wala Mbour nga xam ne mu ngi développé aéroport baa ngi ñëw zone économique exclusive ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ak dëkk bi ni mu lompoñe ni mu ñàkkee ku ko taxawu ni mu ñàkkee ku ko waxal ni mu ñàkkee ku ko xeexal moo tax ñu ne ñun mënatuñu seetaan lii mënatuñ ko seetaan dinañu jóg soppali doxalin yi parce que doxalin yi ba décentralisation amee ba léegi ëpp na juróom fukki at wala léegi mu jege ko waaye Fissel daanaka doo ko dégg ci lenn te fii la lépp commencé woon bala dara di am la première radio communautaire du Sénégal Fissel gii lañ ko sanc yeneen dëkk yi soog a am la première école du département de Mbour de la région de Thiès Fissel la dañuy wax 1898 mais 1892 boo demee archive fii lañ ko créé woon dafa doxul soog a ubbi 1898 Fissel fii la poste administratif bi nekkoon ba ñeneen ba Joal ba Bargny Fissel moo ko doon commandé waaw lu fi xew ci diggante bi ba Fissel bëgg a dellu ginnaaw te jiitu woon réforme boobu ñuy wax li indi décentralisation acte 1 bi ñuy wax 1972 acte 2 bi ñuy wax 1996 ak acte 3 bi ñuy wax 2013 loolu Fissel bii la commencé 1973 le gouverneur Amadou Latir Ndiaye installé le premier sous-préfet du Sénégal Amadou Bokar si installé ko fii comme sous-préfet fi la réforme bi commencé parce que socialiste noonu lañ doon def dañuy def projet pilote di xool bu doxee ñuy dëgëral ba yaatal ko ba mu law ci Sénégal yëpp moo tax innovation yi yoo mës a dégg ci Sénégal Fissel yi lay commencé fi la ko nit ñi daan jàng see Fissel ñëpp naw ko boo déggee tur yi muy lu rëy mais li ñu gën a seetlu 2014 ba léegi dafa mel ne daal ñun nag na ma yàlla baal ci kàddu bi dañoo xaw a na sax dañuy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw gu tar goo xam ne bu ñu ci jàppul dañuy jaaxaan dootuñu mën a tey jóg moo tax nag ñu ne loolu duñu ko nangu Waly Coly dafay wax léegi nga koy laaj mu ne la tout sauf la maire ça c'est pas quelque chose boo xam ne dañ koy wax noonu non maire bi fii la dëkk waa Fissel la waaye li ñu bëgg comme projet moom mënu ko porter ay compétence am capacité am ak aussi ay leadership am management may ko mu jiite loolu bu fekkente ne da nga dem ci dëkk xëy na dañu naan ne dëkku fi mais fi la dëkk parce que am na fi kër mais boo ñëwee ñu dal la ci jàmm da nga war a am ak askan bi jàmm mais gis nga doomu aadama njiit da ngay tëdd ndëj ji seex mais moom tëddul ndëj ji seex man maa ko wax moom dafay jaxase yorul commune bi ni mu ko war a yore te dafa am loo xam ne il est grand temps mu jóge fi man foofu laa waxee waaw monsieur le président ñu ngi lay adressé ñun ñi nga xam ne ñun ñooy waa benn bokk yaakaar def candidature unique dañu ne kenn ku ñu tànn ci ñun ñëpp pare nañ pour topp ci kawam mais sauf le maire encore plus sauf le maire man loolu laa wax. ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay damaa jàpp ne aw béy bu nekkoon ci biir kii bi ngay wax ay waxin la rek président ne béy woowu moom a doy fekk la ñu préparé béy yu ba mu mën a yor Fissel à plus forte raison nag mu ay nit bu ko joxee Serigne Mansour amul problème ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam parce que loolu dañ koy signé nañ ko waxante ko muy waxu diine di waxu ngor kenn du ci mën a dellu ginnaaw bu nee Mad la ñu ànd ak Mad bu nee Omar Tine la adjoint au maire ñu ànd ak moom bu nee Alpha la nit ñi ànd ak man équipe lañ yore 11 personnes tous les éléments sont importants. li nga xam ne moo xew nag Fissel dene moom élection am te ku ko neex la fi bëgg a bàyyi ku mu am ci moom yaakaar la fi bëgg a bàyyi ki nga xam ne dina doon noppam dina doon tànkam du doon buur du doon koo xam ne aussi day profité ci ressources yi koo xam ne day fekk déjà mu am lu muy jomb am équipe bu ko entouré am koo xam ne aussi yàlla def na ci moom oyof am koo xam ne aussi mën naa dialoguer ak ay nit rassembler ay nit ñu pencoo jàpp leen doxal loolu ba dara nekk Fissel kon loolu moo ñu tax a jóg instant bi nii kon monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan bu dee bëgg nga Fissel des ci loxo Benno Bokk Yaakaar na nga mandaté kenn fii nii mu doon le candidat de Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu ànd dem liggéey ak kooku noonu Fissel dem kanam bu dee loolu mënta nekk nag monsieur le président comme ni ma la ko waxee ñii fii yëpp ñun ay candidat la ñu woon mais nag suñu candidat yi nag dañ koy bàyyi jiital intérêt Fissel
boo demee ba jiital monsieur le maire Cheikh Tidiane Ba nag nit ñi nga xam ne noonu la ñu toogee nii ñun ñëpp di waxtaan pour nan la ñuy doxale Fissel noonu la ñu toogee encore waxtaan dem ci beneen parti xeex la monsieur le président de la République parce que ñu xeex monsieur le maire Cheikh Tidiane Ba yow la ñuy xeex nga ñàkk mairie de Fissel nga xam fi nga teg sa loxo nekkul woon foofu kon loolu lañ ci bëggoon a wax vraiment di la naan vraiment am nañ mbégte ak kontaan bu baax a baax jërëjëf